bismillahirrahmanirrahim wasalaatu wasalaamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashaabihi wa man wala. waaw mbokku HLM salaamaaleykum wa rahmatullah, ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu ak te di leen baal. waaw comme niñ ko doon defee rek invité ñi nga xamante ni dañ leen di woo ci émission bi nga xamante ni moom mooy kenn dootuñu nax te TDS HLM di ko organiser ànd si at HLM Vision. tey ñu ngi invité suñu frère Ousmane Sène. laata loolu liñ daan def rek à chaque fois rek liñ daan wax mooy defuñu propagande pour kenn, defaluñu kenn influence, waxuñu kenn ñëw leen votel kii bàyyi kii wala jàpp leen kii bàyyi kii. li ñu ñor moom mooy HLM, moom moo ñu fi tax a toog léegi moo tax ñu leen di wool candidat yi ñoom ñuy présenter seen programme léegi li des après HLM ñoom ñooy choisir. kon incha allah ñu dalal ko ñu bàyyi ko mu présenté wu Ousmane. asalaamaaleykum, maa ngi nuyu téléspectateur waa TDS HLM ñu nekk ci biir HLM ñu nekk dëkk HLM nekk ci diaspora bi. di nuyu jotaay bi ñi fi teew ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant man la Ousmane Sène dëkk HLM 6 bokk ci mouvement vert alternative les verts ci coalition boobu la ñu fas yéene dem ci élection locale yi janvier 2022 incha allah merci beaucoup. waaw Cheikh bi mën nañu wax kan mooy Ousmane Sène ñu xam parcours bi CV bi. waaw Ousmane Sène benn ndaw la boo xam ni HLM 6 Nimzat la juddoo. ci atum 1986 ma jàngee école HLM 4E bi 6e ba CM2 bi ma fa jógee ma dem Madiaye Sall def fa 1 an def fa 6e secondaire jóge fa dem Yàlla Suren def foofu 5e ba 4e jóge foofu dem macha allah def fa 3e dellusiwaat Yàlla Suren defaat fa sama cycle ba mu jeex pare ci loolu def dem Asafin fa laa jàngee commerce international spécialisé wu woon ci transport et logistique. ma liggéey ci presque 6 mois yoo xam ne AG de transit ci commissionnaire en douane ma jóge ci loolu comme wàllum alam bi environnement bi dafa ma neex may doon gëstu ci loolu nekk ci spécialisé wu ci environnement ci wàllu assainissement ci wàllu reboisement ci wàllu urbanisation lépp lu jëm ci alam bi daal pour lu ko sàmm ak lu ko yeewanal. waaw d'accord léegi daal kon bu ñu la déggee loolu mooy sa CV quoi. léegi dañ lay laaj lan moo la motiver pour nga nekk maire ñaareel bi at ban programme nga ñuy présenter incha allah ñu déglu la. waaw li ma motiver ci ma nekk maire HLM bëri na parce que benn yàlla daf ñu sàkk bi mu ñu sàkkee def ñu nit bi mu ñu defee nit ci benn planète bu ñu naan planète Terre la ñu wàcce ñu dëkk ci benn continent bu ñu naan continent Afrique. continent africain boobu ñu dëkk ci benn pays bu ñu naan le Sénégal Sénégal boobu ñu dëkk ci fu ñu naan Dakar biir Dakar boobu ñu dëkk fu ñu naan HLM mu nekkoon dëkkuwaay boo xam ni bu njëkk ba bi ko ñoom Mamadou Dia ak Senghor doon taxawal bu ñu daan am gan sax fii lañ ko daan indi mu visiter di xool dans les années 70-80 ñu dem ba ci biir gis HLM nu mu commencé soppeeku di dégradé wu ñu commencé woon nag. laata ñuy dugg ci géewu politique wala ñuy dugg ci affaire locale sax daan nañu dugg di xool naka la ñuy def pour yéwénal ci suñu dund ak suñu dundin ndax kat daan nañu bokk ci ay association di def ay set-setal di def lu ne ba léegi ci loolu la ñuy nekk ñu dem nag ak li ñu jot a jàng ci wàllu développement communautaire wala développement rural ak développement localité yëpp ñu gis ci ni nit boo amee gox dëkk fa. donte ñi ngi doon servir yeneen gox li ci mel ne ay gox yoo xam ne ay communauté rurale lañu ñi dem foofu di def ay campagne bul jaay sa suuf di dem foofu di xool naka la ñuy def ba ñooñu am ay dispensaire wala ay école wala yeneen ak yeneen ñu ne nag ay na yëwan baax na ñun toog concentré wu fi nga xam ni foofu la ñu juddoo yaroo fa màggee fa gis ni am na ay manquement yoo xam ne war nañ ci mën a apporter suñu solution ndax nit ñett yi bu nekkee ci yow su fekkee ni dafa am loo xam ne da nga ko xam am loo mën am loo sañ war nga ko capitaliser ñëw indi bokk ci géew ñi nga xam ne dañu fas yéene pour defar ndax ñaar moo am da ngay bokk ci ñiy def
wala nga bokk ci ñiy seetaan ñiy def looloo tax suñu motivation mu ñëw ci ñu fas yéene ko laaj incha allah. programme bi. waaw ñun nag amuñu programme parce que ay programme mënuñu amandoo suñu borom bi ñu sàkk moo njëkk tëral programme ne suma àdduna bi nii laa ko tëralee ngeen sàmmal ma gàncax fonkal ma mala fonkal ma ñenaaw ak ñuy dukkat ngeen yëwanal ma penc bi ak dund bi ci kaw programme boobu ñi ñuy dénk njiitu réew yi dafa am ay programme yu ñuy teg ku ci mel ni président Macky Sall dafa teg PSE léegi ci programme boobu noonu yow tamit mënoo ñëw indi programme lan ngay mën a ñëw mooy indi projet mooy programme bi mu teg ban projet nga ciy indi def ko lu ci mel ni programme tey bu ñu doon démarrer ci environnement HLM tey ñëpp xam nañu problème am mooy dégradation de l'environnement li si njëkk mooy assainissement pourquoi pas du ñu jël tey HLM ñu xool réseau mi nga xam ne moo nekk ci suuf di yóbbu eaux usées yi di yóbbu eau des pluies yi ñu xool fan mooy problème bi ñu réviser ko totalement ba pare yokk volume mu tuyau yi boo jógee ci loolu nga xoolaat tali yi naka lañ koy defaraatee mu baax mbedd yi dër yi liñ naan topographie boo gisee ñun ñu si ëpp dañuy dox di faqasalu parce que da ngay dox si suuf dox si kekk dox si pax dox si dër naka ngay def ba loolu uniformiser wu boo jógee ci loolu environnement yoo xam ne dafa jëm ci wàllu école bi sanitaire bi biir classe yi biir école bi ba nit ki mën ci gis boppam mbedd bi cadre de vie bi xool fi mu nit ñi mën a toog di féexloo garab yi parce que garab dafa am solo ci nit am solo ci dundu doomu aadama en grosso modo donc ci domaine boobu yëpp la ñuy intervenir ba ci éducation bi santé beeg lépp daal. ñu ngi lay ziar. di la remercier bu baax ci teewaay bi. di wax ne déglu nañ la. peut-être la spécialité mooy environnement. c'est vrai que environnement bi wax nga dëgg moom mooy problème HLM. dégradation bi dëgg la. li nga wax aussi au début d'accord naa si quoi d'accord ma ci programme. comme moom ànd naa ak si yow. toujours la bëggay wax d'accord ma ci programme. parce que toujours programme yi toujours ce sera pas réalisé ñun xam nañ depuis que maire et maire fii même au niveau étatique sax. toujours les programmes ne sont pas respectés. donc man souvent du ma naan d'accord ma programme da ngay ñëw xool li fi nekk nga tëral ñi ngay doxali ne. boobu d'accord naa mais au-delà de man toujours ci gestion laay wax quoi parce que HLM bu ñu xoolee ñëpp c'est le même programme environnement jeunesse hôpital santé et cetera man damay xalaat ne est-ce que d'après programme bi may dégg nii d'après du programme sax mais d'après li ma la dégg nii nga wax man souvent damay wax ne est-ce que mënuñu def gérer autrement parce que souvent man damay wax ne toujours dafa am genre naxekaay la quoi souvent dañ ñuy nax tàllal ñu benn programme bu taxaw bu dëgër mais souvent damay wax ne ku nekkagul ci biir programme moom mënuma ko jël à 100%. léegi dama lay laaj par exemple comme nee nga il faut ñu def rapport naka nga nar a taxawale sa réalisation defaraat HLM ba mu delluwaat comme ni nga wax au temps. dañ daan indi nit ñi ñu koy visiter. loo teg pour mën ko réaliser beneen bi aussi mooy ñëpp xam nañ ne dañuy wax problème jeunesse xaw ma laal nga ko tuuti. problème bi dafa bari yan initiative ngay jël pour régler problème yooyu ak santé beeg yan initiative pour changer ko parce que comme li ñuy wax naan am nañu ñett nan la dispensaire la wala centre de santé am nañu ñett centre de santé yoo xam ne toujours le problème de santé revient. loo ci xalaat ak naka nga ko war a mën a defaree en général loolu la di xaar xëy na tour bi ñëwaat. fekkee mën nga ñu tontu ci loolu après ñu xool. merci beaucoup. waaw. fi may njëkkee mooy ci projet gestion bi nga wax. tey jii bu yàlla defoon ñun ñu dugg ci mairie bi. li ñuy njëkk a def mooy état des lieux. xam lan moo nekk ci mairie bi. ñaata table ñaata chaise. yan dossier ñoo fa nekk ndax am nañ ay arriérés de loyer ndax am nañ ay arriérés de salaire xool loolu yëpp daal di koy bind teg ko ñoo présenté ko waa HLM. ne leen lii la ñu fekk ci mairie bi. bu loolu jeexee. gestion bi boo xoolee ñun équipe municipale la ñu gën a tal
que tête de liste bi. Équipe municipale bu dëgër ay nit yu réfléchir des gens compétents yoo xam ne mun nañu porter dossier. dans ci instance bu nekk ñoom la ñuy tànn dugal leen ci suñuy liste. muy benn mooy nga am équipe municipale de qualité. et de deux dafa am loo xam ni di nga ko am bi HLM mais dafa am loo xam da nga koy uti ji. li ngay uti ji mooy pour que projet yi ngay dox. pour mu dëgër il faut nga am xaalis. xaalis boobu mooy lan dans un premier temps exemple. yow nga dem ne 5 ans yi da ngay def emprunt obligataire bu 20 milliards. 20 milliards yooyu da nga koy dispatcher lii dem ci environnement lii dem ci santé lii dem ci éducation. lii dem ci yeneen ak yeneen. boo ñëwee ci wàllu environnement bala ngay jëm ci environnement bi da ngay dem ci éducation environnementale. commencé ko ci école yi. naka nga koy commencé ci école yi mooy les élèves qui sont à partir de la classe de CE2 ba CM2 ñu leen defal éducation environnementale. ak waa UCG waa ONAS waa Eaux et Forêts ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen di jàngal tàggat leen ci lan mooy reboisement lan mooy pépinière. jàngal leen lan mooy réseau eaux usées eaux des pluies jàngal leen lan mooy topographie xamal leen lan mooy tali lan moo koy yàq lan moo koy defar ñaata leen ciy investir. loolu yëpp nga xamal leen ko ci biir loolu aussi da ngay am ay partenariats yoo xam ni école yi da nga leen di moderniser pourquoi pas des salles numériques yoo xam ne dañuy am ay smart TV xale yi ku leen xool xam ne ci image la ñuy gën di jàng au moins ñuy seetaan foofu naka la ñuy tabaxee àdduna à travers des documentaires à travers ay sujets d'apprentissage ñu leen ciy former ba ñuy gën di jug defar école yi ba mu jag beneen bi wàllu santé bi nga wax. wàllu santé bi ñun ci association bi ma bokk bi ci ONG bi ma bokk Action Teranga ñun ñoo démarché woon bateau médical bu ñu naan Mercy Ship Africa bi ñu koy démarché ba mu dëgër Serigne Gueye maire de Sandiara moom la ñu mujj gis mu dem gisal ñu président Macky Sall ñu négocier ba bateau bi ñëw bateau bi waroon fi def 11 mois pandémie bi ñëw mu def 8 mois daal di dellu ñu ngi négocier waat pour mu ñëw même médecin yooyu ñu ñëw ñoom la ñuy indi tas leen ci centre de santé yi nekk biir HLM mu am transfert de technologie d'abord ak transfert de savoir ñi fa nekk ñu gën leen former yokk personnel bi gën a moderniser hôpital yi bu nekkoon A nga yóbbu ko B wala C wala D. xam nga da nga koy parrainer ak yeneen hôpital yu mag yu nekk ci àdduna bi c'est pas la peine nga jël benn patient di ko bourrer de médicaments. àdduna bi technologie bi fu mu yegg am na garab yoo xam ne benn doom mën na faj ay jàngoro yu bëri. muy beneen bi aussi mooy nga fexe ba comme par exemple tey HLM ku fi feebar am méttitu bañ guddi. su bëccëgee rek nga ko mën faj. pourquoi pas doo xool yeneen feebar yooyu fa nekk yëpp nga xam da ngay soxla personnel boobu. mu am ay car kii bu ñëwee 8h ba 16h que le 16h ba minuit kii minuit ba 8h du matin. ainsi de suite ñuy dem di def performance. ci ñi fa nekk nga leen di jël yenn saa yi di leen yóbbu hôpital yi nekk ci àdduna bi ñuy def ay stage di découvrir di xam. ba pare niveau jàng bi tamit ci wàllu santé nga yokk ko. parce que ñu bëri dañuy bëgg yem ci wàllu infirmerie wala sage-femme mais médecin ak ay généraliste nga fexe di leen tàggat ñu juddoo ci gox bi fexe di leen tàggat ba ñu am fi kooku ñoom na ci wàllu santé. problème mu jeunesse bi ñu ñëpp xam nañ ne emploi la. ñun loolu dañ ci pare parce que dañu am ay écoles yu bëri yoo xam ne lépp lay tàggat tey jii koo xam ne ci wàllu maçonnerie la nekk lépp lu jëm ci wàllu ouvrage. nga xam ne ay plombier ak yëpp am na ay école yoo xam ne dañ leen di former formation yooyu ñuy am mooy ñi nga xam ni ñoo yore ay bâtiment à travers Dubaï le monde arabe uni nga xam ne foofu dafa am benn levier bu fay jug ñu former leen ci loolu yóbbu leen ñu dem foofu stage bu ñu fa demee ñu gën a xam lan mooy gratte-ciel parce que dans 10-15 ans Sénégal day commencer dugg ci compétition boobu noonu former leen ñu am métier yooyu am ñoo xam ni ci wàllu restauration. En 2011 ba 2014 ak mouvance bi fi nekkoon ak Ali Diouf fexe woon nañu ba former ay jeunes yoo xam ni nekkoon nañu ci wàllu restauration am na koo xam ni tey jii mi ngi Dubaï di liggéey foofu parce que da doon liggéey ak ay chinois ci benn hôtel chinois yi jël ko yóbbaale ko am ñoo xam ni formé nañ leen ci wàllu permis de conduire ak yeneen tey jii am nañ ay écoles yoo xam ne taxaw nañ ba pare ñun ñooy dem uti bourse ñuy jël xale yi insérer leen 40 000 wala 50 000 rek la ñuy ñëw joxe buñ ko joxewee ñu former leen jaratul ñuy former nit pendant 2 ans ay 1 an muy yàgg 3 mois 6 mois formation accélérée parce que temps bi dafa gaaw ñu jël former leen ci loolu comme ça ñu am lu ñu as dëgërloo liggéey bi mën a dem parce que nit ki bala muy laaj liggéey
il faut que mu am qualification am ñoo xam ne jàng nañ ba pare am nañ seen diplôme mais mënuñu exprimer wu nga jàngal leen lan mooy leadership ak développement personnel jàngal leen yan aptitude la ñuy am pour dem dans le monde du travail am ñoo xam ne da nga leen war a booster dafa am ñoo xam ne dañu ragal échec bu ñu échecgee benn wala ñaari yoon dañuy croiser les bras te boo échecgee boobu nga war a gën a am fit mun a jug dem songi ji waat li nga demoon laali ji defe naa ni question yi loolu la. waaw léegi moom affaire bi nice na li nga wax nii jaax na mais léegi nag problème bi mooy financement bi. waaw loolu yëpp c'est bien beau mais financement bi fan lay jógee noo ko xalaatee fan nga koy jëlee bon comme nee nañu HLM seen budget bariwul bon projet yi c'est bien mais dans la réalisation ak le délai de réalisation parce que boo xoolee ba ci biir xaalis bi mën na fi nekk mais d'ici comme mandat bi 5 ans la réalisation yëpp ngeen teg fan nga xalaat ñu jëlee budget boobu xaalis boobu. par exemple tey xam nga sànq maa ngi la ne comme exemple mun nañu am emprunt obligataire bu 20 milliards. emprunt boobu benn bi ministère de l'économie et des finances moo la koy jox ci benn pàcc beneen pàcc bi li nga war a liggéey ci biir suuf si muy réseau ONAS bi projet boobu nekk foofu ONAS daf ciy participer parce que boo xoolee am nañ ñoom 500 milliards yu ñu war a def horizon nangam pour defaraat ci biir suuf si. ci beneen partie bi su fekkee ne wàllu marché bi la am nañ ci programme boo xam ne li ñëpp di wax rek mooy tabax yëkkatiwaat mais 5 milliards yoo xam ne taxaw na ba pare ay partenaires yi fi nekk yoo xam ni dañuy yokk niveau yi et en même temps dafay am commodité bu nga xam ne parce que léegi marché bi marché wu sous région la comment se fait-il que nit jógee Mali wala Guinée wala feneen ak feneen ñëw ba fii pour mu am toilette problème la tailleur yi fi nekk wala ñeneen ñi mënuñu am toilette benn toilette moo fa nekk te dafay saturé donc naka ngay organiser woo ba ñoom ñëpp ku ci soxla soulagement mën a soulager wu te du indi benn problème réorganiser waat ko yëkkatiwaat marché bi day gën a yokk sa budget parce que boo xoolee nee nañu budget bi mi ngi toll ci 1 milliard 200 millions te acte 3 de la décentralisation bi en 2014 biñ ko saytoo jàngat ko ñu toog xool liñ ci war a def jamono jooj dañ ne woon bu ñu duggee ci mairie bi dañ koy doxaat ba nga xam ne budget bi dina yéeg ba 3 milliards 500 millions comment zone industrielle bi ni Subowa Sodida da nga koy jël ni mu nekkee nga yëkkatiwaat ko en hauteur day nekk 3 niveaux indi fa lu ñu naan manufacture lépp loo xam ni ay produits la yuy jógee suñu dëkk wala feneen ak feneen ñu indi ko di ko transformer fii déjà créer nga usine boo créer usine créer nga emploi parce que di nga soxla ay électromécanicien di nga soxla ay chauffeur di nga soxla nangam ak nangam noonu nga koy defee comme ça yow ngay gën a yokk sa am ci wàllu boobu beneen wàllu bi tamit am nañ ay partenaires yoo xam ni dans le monde entier ñoom ñi ngi fa di liggéey ci wàllu bâtiment ak lépp ñoom pare nañu pour joxe seen xalaat joxe seen xam-xam wane tamit naka la ñuy utee xaalis pour ñëw financer yenn yi waaw. ci politique bi. waaw bu ñu joxe wàllu économie beeg yooyu léegi ñu ñëw ci le plan politique. gis nañu ne HLM dafa bari candidat. gis naa ko matuñu 12 wala 17 je sais pas. xaw ma ban coalition vert ngeen nekk d'accord naa mais est-ce que ni candidat yi du prospérer ni du fusé wu yaakaaroo ne est-ce que maire bi rek moo leen tax a jóg parce que damay dégg souvent candidat yi ñu naan maire bee ma ñor maire bi ma ñor HLM moo ma ñor HLM moo ma ñor mais da ngay xool candidat yi koo ci wax kenn du bëgg topp ci moromu kenn du bëgg topp ci kenn bëggul def coalition ak kenn da ngay gis ne nit ñi dañuy bëgg demal seen bopp mais est-ce que réellement HLM moo leen ñor parce que pour man HLM bu la ñoree doo mën nga liggéeyal HLM te doo doon maire comme gars yi ni ñuy def nii TDS HLM woote def seen seetal sans maire bi def ay affaires yoo xam ne maire bi sax du ko yëg mais damay dégg souvent candidat yi ku fi ñëw HLM moo ma ñor mais doo dégg kenn ne damay dem coalition nañu def ñun ñëpp ñu booloo même bu keneen di jiitu kenn di jiitu mais dama gis ne candidat yu bari na te man vraiment su candidat yu bari trop te koo gis mu ne la HLM la ñor yaakaaruma ko quoi vraiment que HLM moo leen ñor parce que ku HLM ñor nga nekk maire nga bañ a nekk maire HLM da nga war a liggéeyal HLM léegi loo xalaat ci loolu quoi en fait. loolu am na inconvénient comme am na loo xam ne avantage la bokk naa ci ñi ko njëkk xeex publiquement et en amont depuis presque 6 à 8 mois
lu ëpp ci 90% ci candidats yi am na ñu ma si seet si am na ñoo xam ne maa leen seet bu ñu toogee waxtaan man leen pourquoi pas yow ak diw ak diw ak diw mënu leen ànd parce que seen ànd mooy gën man leen parce que bu ngeen tasee ñun ngeen di sacrifier parce que yéen bu guddee da ngeen di fanaani ji seen kër yi ñun HLM nag la ñuy toog di fanaan ñoo fiy nekk di setal di xeex di kaas di def lu ne li ñu gënal mooy yéen ñëpp ngeen ànd parce que du élection présidentielle élection locale la liste la ñuy voté pas une personne liste la ñuy voté ma nekk di ci dox ba pas plus tard que dimanche bi passé restaurant Yum bi nekk Maris ñaari leader yu mag ñu toog foofu 12 heures ba 15 heures di waxtaan ci loolu bokkoon naa ci benn kuréel boo xam ne da doon dox loolu pour ñu xool naka la ñuy boolee candidats yi ñu leen ma ne leen su fekkee ne HLM moo leen ñor pourquoi pas di ngeen ànd parce que bu ngeen explosé woon ni vote yi dafay am ni muy penché woo te bu boobaa li ñu bëgg ci HLM duñ ko am mu dem dalati ci loxo ñoo xam ne yaakaaruñu leen woon te gestion bi après dafay nébuleuse am ñu nangu am ñoo xam ne nag mbir yi gënalu leen ñu ne ku nekk ñoom problème mu kat mooy jiitu mooy seen problème man bi ma jàngatee mbir yi xool ma ñëw dama bokk ci ay kuréel yu bëri yoo xam ne ci wàllu environnement la ñuy def alternative les Verts daal di woote bi ñu wootee ñu ñoo xool ñu ne bëgg na ñu représenté ma ni comme dama newoon damay jug pour nekk candidat biir HLM ñi ma doon woo ñëpp pour ñu ñëw ñu ànd liggéey bi ñu bëri beddeeku nañ bañ nañ ma dem seeti Aliou Diouf waxtaan ak moom mu d'accord dem seeti ñeneen ay jigéen yoo xam ni ci gox bi la ñu dëkk am nañ fi représentativité ci ban côté ay femmes entreprenantes lañ comme Adja Diossi Bey bi nga xam ne moom moo yore mouvement FMPO force ouvrière nga xam ne dañuy jël ay jigéen di leen tàggat jël ay tailleur di leen tàggat képp ku ñu tànn ci liste bi rek chef d'entreprise nga wala nga nit koo xam ne da nga mën a apporter parce que tamit booy dugal ay nit ci mairie day nekk ay nit yu compétent mën a porter dossier projet bu ñu indi ñu mën ci débattre pas nekk ay xiiroo ŋaayoo dóor fii teg fële mais ay nit yu compétent ñu ne nañu jël yooyu yëpp ut leen dajale leen ñu ne Ali comme que yow am na loo tàmbale woon te lépp pare na boo ñëwee ci mairie bi da ngay ñëw rek exercer ñu dem boo ko teg koo xam ne day ñëw toogaat di xaalaat di tëggaat programme ak leneen dañuy jël retard te dañu war a dem en mode fast track parce que HLM dafa am lu muy yàqamte dañ ko war a indiwaat ci beneen niveau ñu jël ko man maa ko forcé dem jëli ko wañ loo xam ne ko ñëwal nga bokk ci mbir yi ñun ñu jiital la ñun ñëpp ñu coaliser wu ñu ànd dem ñun ñi ci nekk kenn amu ci militant bokkuloo ci parti politique nii ci pouvoir nii ci opposition dañu nekk sur le juste milieu nga xam ne liggéey la ñu tal ñu bañ a nekk ci obligation wu leneen wala programme parti di la téye wala parti di la defloo yenn yi si noonu la ñu tàggatee loolu di defar suñu liste nag nànk-nànk incha allah. salaamaaleykum. waaleykum salaam. man maay Mbaye Woré Paye di doomu HLM. donc tout d'abord ñu ngi lay remercier. par rapport ak ni nga nangoo ñëw toog fii. parce que il faut qu'on ose le dire ñii daw pour ñëw toog fii dañu bare. te candidat yi bare nañ. te toll nañ foo xamante ne pratiquement ñu ngi ci virage bi. waaw bon. tout d'abord li ma dégloo say réponses yi Aziz posé sincèrement am naa satisfaction par rapport ak ni ngeen fas yéene dérouler parce que du moment que nee ngeen amu leen programme et que da nga cité benn ancien maire bu fi nekkoon liggéeyam man daf ma doyoon sincèrement tu as cité Ali Diouf bi mu fi jotee bi mu nekkee ci magistère bu liggéeyam daf ma doyoon parce que au moins jotoon nañu gis yii daanoo ko fi woon gis chaque jour booy xëy bale formation yooyu mu doon def tamit yégoon naa ko mais jusque yow écologiste nga pratiquement li nga wax ci environnement bi dal na xel mais damay accentuer sama question ci Sodida xaw nga ko brosse tuuti mais li fa nekk jéggi na dayoo parce que kër yi fa dëkk sax nit ñi fa dëkk sax ci seeni kër ñu ngay daw di génn te zone la boo xamante ne bu neexoon dëkk bu calme bëccëg bi industrie yi ñooy daw guddi gi nit ñi nekk ci jàmm mais léegi amatul guddi amatul bëccëg
kenn nekkatul si jàmm xat na ci oto yi xat na si nit ñi désencombrement bi doy na waar foofu entreprise yi fa nekk anarchie bi bari na fa léegi man ma doon laaj su yàlla defee ngeen jël mairie bi naka ngeen xalaatee désencombrer anarchie boobu nekk Sodida. merci beaucoup. Merci beaucoup ci question bi bon loolu yomb na yombul ci kaw mooy ñoom ci seen bopp ñoo ñëkk ñëw adhéré projet bi waa Sodida y a plus de 700 chefs d'entreprise yoo xam ni bëgguñu sax bokk ci liste bi am na quelques yu ñu désigné pour ñu ñëw ci liste bi mais dañu ñëw indi seen apport ne lenn rek la ñuy bëgg mooy ngeen ñëw bu lépp taxawee ñu waxtaan naka la ñuy désencombrer fii de 1 et de 2 naka la ñuy fexee ba Sodida set wecc y a des solutions dañuy ñëw jël dinañ am ay pàkk yu ñu uti ji en dehors de Dakar ut pàkk yooyu pour lan bépp oto boo xam ni dawatul gisuñu seen borom dinañ leen may délai wu 1 mois ne leen oto yi ngeen ñëw jël si ko buñ ko jëlulee dañuy remorque ko yóbbu fële bu ñu yóbbee foofu ba pare mécanicien ku ci amul pàkk boo dem dinañ la may délai nga dem uti ji ko lépp lu jëm ci voie publique bi parce que c'est inconcevable nga gis nit dindi batterie oto tuur ko ci suuf si mu yàq suuf si d'abord boo ci saxalee garab du sax wala mu jël huile tuur ko foofu yàq na suuf si ba pare mi ngi polluer li nit ki di noyyi ba ci laveur oto yi fu nekk fu leen neex la ñuy laver ndox ak omo bi di dem ci suuf si ñu ngi yàq suuf si parce que loolu day dem dugg ba ci nappe bi bu contaminé nappe bi bu kër yi amee ay teen ñu manque teen boobu buñ ci naanee wala ñu sangu si dafa am feebar bu leen jox du réagir nag immédiatement mais feebar mën na def ci yow 5 ans doog a am ay réaction wala mu def 1 an doog a am ci yow ay réaction buñ ko defaree ba mu set wicc te du yem Sodida kese ba ci marché bi da nga koy désencombrer tey terrain HLM bi gis naa ñu bëri waaw su ma ñëwee damay defar terrain bi mais am na idée bu fa nekk pourquoi pas terrain bi tey duñ ko jël creuser ko pour une profondeur de 4 mètres ou de 3 mètres def ci parking souterrain boo mënul def parking souterrain nga yëkkati ay pieds tooj stade bi ci kaw def parking foofu ci suuf nga xam ne alentour boobu yëpp dara dootu ko encombré oto bu fa dugg def 500 francs wala 1000 francs la journée loolu mën na nekk ci gestion stade bi fay yenn factures yi muy beneen ci loolu parcours bi tey ji pour sauver terrain yi parce que ñu ngi laam-laamee naan terrain yi Ageroute dina ko jël yokku tali bi parce que garage terre bi pour sauver terrain yi tey parcours bi boo xoolee am na mur bi ci ginnaaw am na espace bu xaw a tolloog parcours bi pourquoi du ñu jël mur bi arrière ko soo ko arriéré nga jël parcours bi def ko tali yëkkati ay pieds ci kaw def parcours bi en suspension moo am ay escalier yuy wàcc ci HLM bu nekk boo ko defee noonu nga habillé ko ak tapis olympique wala gazon synthétique nit ñi di daw ci kaw oto yi di jaar ci suuf parce que tamit terrain yi la ñu am pour tàggat suñu yaram tey ji buñ ko jëlee comme li dal waa Angle Mousse terrain bu nekk ñu jël ci 4 mètres wala 5 mètres wala 7 mètres terrain mënatu fa am te nit wér-gu-yaram daf ci bokk mu tàggat yaramam sport bi daf ci baax donc pour sauver terrain yi da ngay jël comme stratégie arrière mur bi yokk tali bi jël parcours sportif bi aj ko ci kaw coulé ko en béton moom ay escalier ci boppu HLM bu cité bu nekk nit ñi di dawee ci kaw. donc merci beaucoup ci réponse bi. juste suma dernière question. damay jubli ci domaine santé bi. waaw xaw nga ko laal. aussi mais damay creuser waat. parce que candidat yi fi jot a jaar yëpp même question bi laa leen di poser. HLM dafa am 3 structures sanitaires. dafa am centre de santé bi am maternité bi am boule douane. mu am benn école de formation bu fi ne. léegi am xale yoo xamante ne am nañu bac plus bëgg a def formation soit sage-femme wala infirmier d'état infirmier et tout ça naka nga fas yéene liggéey ak école boobu ngeen fas yéene liggéey ak école boobu ba xale yi fi ne bëgg a mën accéder ci école bi formation bi mën a dugg après ci poste de santé bi centre de santé beeg maternité bi parce que en médecine dafa am lu am solo nit ki ku la wóolu moo lay faj. ki nga wóolu moo lay faj.
man soo ma wóoloo lu la dal doo dem feneen doo ko jéggaani ci man ngay ñëw léegi ma bëggoon xam naka ngeen mën a améliorer affaire boobu liggéey ak école bi ba xale yi mën a jot ci formation yooyu. waaw école boobu mën naa ne dama cee bokk ndax ki ko sancoon mook suma benn tante ñoom la Paul Correa ñi ko formé ci Sénégal comme étant sage-femme bureau bi suñu kër la nekkoon tey ji promotion yi fa génne ñëpp xëy na 2 wala 3 promotion yi ci ginnaaw laa miinantalu mais suñu kër la ñu daan nekk fa lañ laan daan jëlee amoon photocopieuse di leen jàppale ci seen ay photocopie pour seen ay copie bien vrai que qualité jàngale bi foofu sax dafa xaw a wàññeeku mais tey ñi fi nekk jàng am bac plus wala yem BFM bëgg def formation boobu dañ leen di xool jël leen defaral leen benn examen préalable examen bi mooy lan jàngal leen ci wàllu jikko wàllu accueil parce que genn wàllu paj mu ngi ci accueil jàngal leen naka la ñuy jëflanteeg nit naka la ñuy jëflanteeg patient am naa benn xarit boo xam bi mu demee France faju dafa ne médecin bi da koo nopp ma ne ko nobb la de ñoom noonu la ñuy doxalee ndax ni ñu lay choyé nga tàggat leen ci loolu ba pare après nag ñu doog a dugg tronc commun A wala tronc commun B jàng li ñuy jàng nga former leen tàggat leen prioriser ay doomu HLM pour que ñuy defee stage fii bu ñu defee fii stage 6 mois nga yóbbu leen ñu dem defi stage rural découvrir tamit le monde xool foofu parce que il faut nga dem def wër pour nga mën a xam yow li nga am lan nga ci mën a yokk kële li mu manqué lan nga ci mën a yokk tàggat leen ay tàggat yoo xam ni de temps en temps chaque année nga indi ay médecins yu très professionnels qui sont des Sénégalais qui sont à Dakar ou bien partout dans le Sénégal nga indi leen ñuy def chaque mois ay séminaire de formation ñuy jël élèves yi tamit di leen yóbbu ñuy dem ci dugg ci bloc opératoire yi ñii ñu leen di yóbbu ci morgue yi ñu leen di former ba nga xam ne dañ leen di tàggat bu am solo noonu la ñu fas yéene doxalee ci loolu et pourquoi pas tey fi police bi nekk comme que fi mairie bi nekk am na espace nga toxal police bi foofu fi police bi nekk nga yokk ko mu nekk beneen école de santé boo xam ne HLM ma koy moomal boppam ci budget bi li ñuy jël di ci injecté di ci fay professeurs yi di ci fay ñeneen ak ñeneen pour yokk qualité bi yokk quantité bi aussi loolu mi ngi ci suñu programme. alhamdulilah si réponse yi di la remercier tam si invitation bi ñu fekk si léegi comme ni nga koy waxee rek chaque jour rek TDH moom dafa tëddee ñaaxaanaay ñëpp la fi nekkal mooy HLM la fi nekkal n'est-ce pas kon toujours rek deful ñu influence pour kenn waxuñu ñëw leen votel kii bàyyi kii comme ni nga koy waxee chaque jour rek HLM waaye ñoo xam lu leen doy ñoom ñu tànnal ko seen bopp waaw ñun neutralité moom moo ñu fi tax a toog léegi ñu bàyyi la nga tëj incha allah. dama naan rek alhamdulillahi allazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah di sant yàlla mi nga xam ne may nañu ñu toog dérouler suñu waxtaan ci jàmm te ku nekk déglu nga sa morom déggante ngeen mu nekk débat boo xam ni bu responsable la li may wax rek mooy ñun ñëpp ñoo bokk fond bi xëy na forme bi moo bokkutul ñi nga xam ne nag avant élection yi dañu bokkoon benn forme ku xewle sa morom dem nga jàppale ko muy setal muy leneen ngalawaay boo sa morom demee far feneen respectel ko loolu ñu bañ a saagante bañ a waxante lu ñaaw ndax élection dafay jeex te ëllëg dañuy tasantewaat nañu continuer synergie boobu moo xam ne moom la ñu amoon bu waa HLM1 xewlee waa HLM yëpp ñëw fekk si leen ci ku dem nag am choix ñu respectel ko choix boobu te yi tamit diversité yi am foofu yëpp nañu yàlla may ni mu éclaté woo am na lu ci baax parce que ñu ci bëri ñu ngi ci biir liste yi mais crème fraîche boobu bu dajee ci biir conseil bi équipe municipale bu doy waar mooy nekk foofu moo tax am na inconvénient mais tamit am na lu muy taxawal kàddu yooyu laa ne xanaa di ñaaxaat nit ñi rek ne suba suñu mbokk chrétiens yi dañuy nettoyer église bi waa association bi nga xam ne ñoo nekk ci esplanade bi dañuy nettoyer foofu itam man démb am na lu ma ci jot a dox ne leen comme suñu mbokk chrétiens yi ñoo aye rafetoon na ñu jël délégation yóbbu foofu def représentativité jàppale leen parce que bu ñuy nettoyer jàkk yi chrétiens yi ñu ngi ci lu ñuy xewle yëpp ñoom ñu ngi ci te ay nit lañ yoo xam ni nit yu am yar lañu nit yu am teggin lañu ñuy fas yéene ñëw jàppale leen ci loolu kon di ñaanal ñëpp waa HLM yëpp
way dawlu yi yàlla na leen malaaka yërmande yi teeru ci barzaxu sayyiduna Muhammad yàlla yërëm leen te yéexe ñu ñun ñi lépp lu ñu fi wax te muy kàddu muy jëriñ ñu xam ne mbaaxub suñu borom la lu fi dëng rek ñu xam ne suñu matadi ak suñu doyadi ak suñu suufee nekk doomu aadama kese la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. salaamaaleykum monsieur Sène. waaleykum salaam Ousmane Sène waaw. écologiste ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay. bon balaa may xuus si question yi dafa am lu lañ sama bopp. yow candidat nga wala da ngay appuyer candidat beneen nit. candidat la bu ñëw dugg ci coalition c'est pas parce que da ngay nekk maire da ngay doog a mën a defar HLM moi je me considère déjà comme maire parce que damay faj ay soxla yoo xam ne maire du ko faj. sama koñ fi ma dëkk defar naa fa tali boo xam ne 120 mètres la bu ànd ak 2 doo daan loo xam ne maa dem lijjanti ji ko diggante Ageroute ak Ecotra mois d'août laa ko dox septembre janvier ñu ñëw defaral ma fa tali terrain bi mu amee problème ay samba booy dëkk ci ma def benn vidéo commissaire police bi ak ñëpp jàpp si ñëw délocaliser booy samba booy yooyu parce que insécurité bu fa amoon fu ma gis mu salte muy jàkka muy juma muy medd ma jël def ko fa donc avant ay affaire u candidat je me suis considéré comme un maire comme un ministre comme un président comme un député comme un chef de quartier lu ma gis ni man citoyen bi mun naa ko jug dox ko wala ma wax ko ma jug dox ko wax ko ba saafara loolu kon nag bu ñu yàlla dénkee ñu dugg ci mairie que ñu nekk maire que ñu nekk conseiller loolu la ñuy continuer def le conseil bi tey moo ëpp liggéey sax que maire bi te moom moo gën a puissant sax que maire bi parce que maire bi mën na teg dara conseiller bi bañ du jàll. mais monsieur Sène. oui. da nga ne sànq da nga coaliser ak Ali Diouf n'est-ce pas. oui. Ali est un candidat déclaré. oui. n'est-ce pas. yow tam nga ne candidat nga déclaré. waaw. ah. waaw. da ngeen waxtaan bu jubóo wala da ngeen wax ni ku nekk na dem. ku gañe jàppale moroomam wala dara. parce que pour être conseil aussi tam il faut nga bokk si liste. mu la nekk candidat ba pare bokkaat si beneen liste bële pour nekk fa un conseiller. waaw loolu moom mënul ne. léegi nag dañuy wax lu wóor ñu xam yàgg Aliou Diouf nan la demee ndax yow candidat nga Aliou Diouf tam nekk candidat ngeen bëgg ne da ngeen coaliser loolu c'est impossible mënul nekk. yéen ñaar kenn siy dem wala nga jël sa yoon moom mu jël yoonam. yaa may dégg moom su yow soo faloo ak expertise bi mu am mu lay conseiller xanaa loolu wala yow soo faloo moom tam su faloo woo la yow tam loo ko mën a jàppale nga jàppale ko mais conseiller mënutul nekk su côté boobu. parce que dañu bëgg lu wër rek parce que aussi tamit ñun li ñu bëgg mooy fii ku fi toog un candidat déclaré la ñu bëgg ñëw parce que du ñu nangu benn candidat di yebal keneen muy wax ak moom. parce que loolu au finish day naa kii li mu wax ça n'engage que lui mun na fi falu après ñu ne ko yaa waxoon li mu ne musuma ko wax kooku wax moom la engagé wu muy beneen bi mooy 15 millions bëri na de monsieur Sène. 15 millions bëri na de. sa 15 millions pare na déposé nga sa caution ba pare. mun naa tontu say question waaw. sànq bi may wax ci loolu da nga amoon benn moment d'inattention parce que yaa ngi sëggoon sa téléphone. maa ngi déglu waay. waaw maa ngi ñëw yaa ngi sëggoon sa téléphone. nee naa la candidat déclaré laa woon kii am lu mu laaj ci waa HLM ci ñuy ànd su fekkee ne HLM moo ñu tax a jóg ma ne man étant candidat déclaré gis beneen candidat déclaré boo xam ne am na potentiel su fekkee ne HLM moo ñu tax a jóg. pourquoi pas duñu ñëw rassembler suñu doole nekk ci benn coalition mooy coalition alternative les Verts boo xam ne dafa coiffé Dakar Sénégal bi yëpp moom Ali Diouf man Ousmane Sène ku ci nekk da nga ñëw dugg ci coalition boobu ak ñi ma la tuddal fii ngeen ne la ay chef d'entreprise lañu ñu ñëw nekk benn liste jël Ali Diouf tabb ko mu nekk ci kaw bi may ñëw fii yëguma yebaluma man maa ñëwal sama bopp Abdou Hamid moo ma invité ñu waxtaan si li ñuy waxtaan ma ñëwal sama bopp li ma fiy wax ça n'engage que moi engagé wul beneen candidat engagé wul keneen. non man j'ai pas compris man ba léegi monsieur Sa man sama réponse dafa leerul. Elle a été claire. Aliou Diouf mooy tête de liste kon yow tu n'es pas candidat. non bàyyi rek man moom laa bëgg moom mu tontu ma lu leer bëgguma yow nga leeral ma moom moo may leeral monsieur Sène laa bëgg mu leeral ma. ndax vous êtes candidat ou bien yow
da nga ñëw coaliser ak Aliou Diouf jàppale ko moom bi nga xam ne candidat parce que alternative vert Aliou Diouf la ñuy def candidat n'est-ce pas. waaw defuñu la yow candidat. man loolu laa bëgg mu leer pour ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ñu xam ki nga xam ne moo toog suñuy wet ndax c'est un candidat wala benn collaborateur Aliou Diouf moo fi toog il faut mu leer pour ñu mën a continuer question yi daal nga baal ma nag. ne li nga wax dafa am solo. ndax kay. benn duma collaborateur Aliou Diouf membre fondateur la ci association yi séq alternative les Verts à travers ADS association des écologistes du Sénégal ñu defar ko biñ ko defaree ci membre fondateur yi laa bokk ñu jël loolu créer coalition bu tudd alternative les Verts ñu jël fa ànd fa ak Aliou Diouf muy ut HLM muy ut HLM mu ñun ñoo ko defar waaw pour wane lii yëpp ñun ñoo ko defar xam naa li ci nekk vendredi bëri ci ginnaaw y a 15 jours la ñu dem Wakaam lépp lu seq alternative les Verts ñu nekk foofu ba ñu fa toogee ñu xool bi ñu xoolee ña fa nekk ñëpp ñuy defar parti par parti bi ñu ñëwee ñu ne ah bëgg nga mais kii moo la ëpp expérience moo la dàq liggéey moo la gën a xam man leen yéen bala ngeen di wax loolu man xam naa loolu. je ne vais jamais en discuter damay ñëw topp ci ginnaaw wax. kon tu n'es pas candidat. je suis pas candidat pour le maire mais à la mairie. ah. je suis pas candidat. pour le maire mais dans la mairie. leer na. nañu. waaw ñun kay lu ñu bëgg mooy yow programme bu ngay défendre mais programme Ali la parce que celui le candidat moom su fi nekkee maire moom moo fiy toog de exécuter avec ses conseillers n'est-ce pas. waaw. ah. waaw loolu la woon parce que aussi tam il faut que ñi ñuy déglu xam ni kii toog fii n'est pas candidat Ousmane Sène du candidat moom Aliou Diouf ñoom ñooy ànd créer benn coalition boo xam ni Aliou Diouf moom mooy tête de liste bi HLM waa yëpp nañu dégg xam ni kii du candidat c'est la première fois nag ñu recevoir bi un non candidat suñu jotaay bi looloo tax moo tax man sama question mënu ma si xuus parce que l'intéressé n'est pas là parce que aussi tamit mënoo waxal le candidat déclaré su toogee naan lii ngay def yow mun nga wax ni man su ma nekkoon conseiller nii ak nii laay def mais quant au maire au futur maire yow nga koy soutenir moom mënu fi toog tey mënu fi ñàkk bañ a toog yow nga toog ne soo leen toogee lii ak lii ngeen def loolu moom bon nga baal ma mais waa HLM sax duñ ko mën a gëm daal ñu baal ma nag su fekkee ne dafa xaw a dëgër si côté boobu. non dëgërul noonu la demee moo tax nga naan déglu ma mais moo ngi lay déglu moo tax ma reveniraat si question boobu pour mu leer parce que yow bi ngay introduire leeroo ko aussi tamit kii bu mu koy dugg itam un candidat la déclaré. TDJAS bi bu ñuy wax sa profil candidat la ñu déclaré waaw loolay problème bi ñu xam ne kon boog benn collaborateur laa ko mën a tuddee. bu Aliou Diouf moo fi toog. waaw koo xam ni dafay soutenir candidat wu Aliou Diouf pour Aliou Diouf nekk maire moom moo toog tey devant nous muy Ousmane Sène ñuy wax ak moom. ngeen baal mun naa ci tontu. waaw léegi li ma wax loo xam ni la lu ñu ficelé la ci teg programme li ñuy teg ci projet yi ñuy teg maanaam projet de programme yi moo tax sàng man la yebalu ma yónnewuñu ma mais déggoon nañu xam nañ li ñu war a liggéey candidat jaar na fi toog te bu élection yi jotee da nga koy gis mu dem coaliser wu keneen te toogoon na fi nekk ñu présenté ko comme candidat. waaw mais au moins j'ai été franc et honnête wax ce qui en est par rapport ak koo xam dafa toog ne candidat la bu affaire yi jotee mu dem dugg fële nekkatul candidat c'est du pareil au même c'est du pareil au même. 15 millions caution yi kon boog léegi Aliou Diouf moom moo koy joxe parce que tu n'es pas candidat kon boog soxlawul ngay répondre si 15 millions yooyu. non 15 millions yi du moom rek moo koy joxe ñun tamit dañuy yëkkati joxe si. non man si bu nekkee candidat moo tax may wax. waaw fekk na yow candidat nga sa 15 millions yi moom moo tax may wax sa waaw. léegi man li ma wax mooy peut-être vous avez bien fait parce que aussi tamit HLM genre yi la ñu soxla. ki nga xam ne bëgg nga HLM nga gis koo xam ne am na expérience
am na lépp nga ñëw jàppale ko ne ko kaay ñu liggéey HLM xam naa la yow bëggoo si dara ñun dañu la siy remercier bu baax a baax. moo tax ma insister pour wane ni waa HLM bi peut-être kii de toogu fi en tant que candidat am na leen lu mu fi toogoon. mais nag soo demee nga ne sa candidat wax dëgg yàlla moom la ñu soxla fii pour question yi ñu koy dencal bu ñëw ñu posé ko daal. boo bëggee ajuma mu ñëw. waaw ajuma mu ñëw. waaw Cheikh bi dafa mel ni réponse yi leer na quoi li nga wax moom vraiment xam-xame na quoi macha allah. léegi yow idées yi fi génnee yëpp mu nekk idées yu rafet te franchement woo nañ fi ay candidats ñoom wax ñu li ñu wax nii waaw lu mel ni sax benn bu ndaw rek bi may jël lu mel ni stade bi sur terrain parking bi nga fa nar a créé loolu vraiment ay idées yoo xamante ni yu extraordinaire la wax na fi ay formation bi tam ni ngeen koy defee ñi nga xam ne dañu def wàllu santé loolu ñu dégg itam vraiment ay idées yu rafet la mais est-ce que tam yow ak sa candidat waxtaan ngeen si tey bu leen yàlla falee ngeen ficelé loolu taxawal ko waaw. ay programme la yoo xam ne 2014 la pare woon loolu si diggante bi nag am na leneen lu ci dolleeku am na leneen mais tey maison de la justice bi nekk fii HLM dafa am wàll ci HLM tey am na dossier yuy àgg tribunal mun na yem fii ñu lijjanti ko pourquoi pas ma lay woowee le fédérateur. mun nga nekk foofu comme conseiller comme mun nga nekk foofu di fa siéger am loo xam ne dafa dëgër ci koñ bi ñaari famille jote nañu wala doomu baay ak doomu baay jote nañu wala ñu bokk benn famille jote nañu nga dox ci tànk boo xam ni waar nga leen wax leen li yàlla wax wala li yonent bi wax ba lijjanti loolu moo gën dossier bi di dem di yegg ba tribunal. am na ay jigéen yoo xam ne ñu ngi subir loo xam ni seen xol la nekk il faut que ñu extérioriser ko pourquoi du ñu former nga jël former ay jigéen. wala ay imam yoo xam ne dañuy ñëw tey toog waxtaan ak jigéen ñooñu wax ak ñoom ci naka la ñuy doxalee seen dund ba li leen naqari woon seen xel ñu giifal ko xale yi nekk ci koñ bi nga xam ne dañu xaw a jege délinquance xëy na ñi ngi jëfandikoo loo xam ne baaxul ci seen wérgu yaram mun na tàggalikook ñoom seen sago da nga leen di utal centre de rééducation mun na nekk biir gendarmerie comme mun nga wut feneen foo xam ne dañ leen di tàggat bi da nga leen di booleeg ñoo xam ni way nguur gi ñoo leen yebal nguur gi moo leen yebal ñoo leen fi teg lu mel ni gendarmerie wala police wala feneen ñu dugal leen ci camp yi tàggataat leen delloowaat leen seen sago ñu ñëw insérer waat nit ñi ci jàkka yi tamit ngay def ay séance de formation ci naka la ñuy tuddee naka la ñuy fasee sëy naka la ñuy sangee néew parce que nit ñi léegi sangatuñu dañuy xëpp di laxas nañ la ñuy sangee néew nan lañ koy dencee naka nañ koy ñaanale parce que boo xoolee suñu mbokk chrétiens yi ñoom ñoo ñu gën a farlu ci loolu yooyu yëpp ñu tàggatu imaam yi nga mettre leen à l'aise. monsieur Aliou Diouf nekkoon na fi maire waaw nekkoon na fi maire kay former leen ci loolu mettre imaam yi à l'aise mettre chef de quartier yi à l'aise bépp jumtuwaay bu ñu soxla pour seen dem ak dikk nga jox leen ko jàkka yëpp tamit équipé wu ci fànn bu nekk moo gën ñu am tey benn ci morgue bi kenn ñuy toog di xaar naan oto bi ñëwagul lii fii la nekk ñii fa la nekk toppatoo lépp côté boobu tamit dañ ciy intervenir macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullah. Comme son nom l'indique kenn dootuñu naxati mooy émission bi. Man je suis toujours direct des fois nit ñi dañ may interpeller par rapport à ça mais mes idées je les défends jusqu'au bout parce que lu ma gëm la may wax ni sama première question dafa aju ci Ousmane Sène ci Aliou Diouf la bokk leer na nañ waaw man nag loolu sa taxawaay déjà HLM dama koy rafetlu sur différentes interventions yi ma lay gis di la suivre ci Facebook bi ak yooyu vraiment taxawaay bi moom rafetlu naa ko parce que taxawal nga ñun foo xam ne sax ñun peut-être waroon nañ ko intervenir wala waroon nañ ko def xëy na nga am taxawaay bi wala nga am clairvoyance bi loolu nangul nañ la loolu muy looy jëf ci HLM loo xam ni lu nit mën a dut baaraam te lu la nit woo ci HLM di nga ci ñëw bu la fi fekkee nga am jot ñu la ciy gërëm di la ci sant waaw mais nag
di la ñaax pour nga defaraat tuuti sa taxawaay parce que man mii di wax ak yow bokk nañ réunion boo xam ne yow tu as été nommé président stratégique xaw ma lan de com ou quelque chose comme ça ci benn entité ma dégg la ci Lalla Aïcha dégg la ci Modou Dieng man dama bëgg nga édifier nit ñi nga ne fii laa bokk ñu xam ne foofu nga bokk peut-être ñeneen ñëpp nga bàyyi leen de côté fi nga nekk nga liggéey fa bay fa sawaar ma bëggoon nga tontu ma ci loolu quoi. merci beaucoup ci question bi moom ndeysaan papaam ak sama papa ay wóllëre lañu woon depuis enfance su ma gisee rek sama xel day dem ci papaam effectivement maag yow dañu bokkoon ci ADEPS ak Ibrahima Gaye ma nekkoon fa ñu doon séq lu bari ci wàllu liggéey ñu dem ba ci biir man ci lépp lu may liggéey il faut que ma nekk ci à l'aise ca njalbeen 1 an et demi 2 ans ci ginnaaw ba ma woowee wax ak man ma ne ko faraguma fenn mais 2014 bokkoon naa ci ñi doon campagne pour Benno Liggéey HLM ma ne kooku nag bu ma soxlawee yaakaar naa ni danga may mu ne ma amul problème kooku ñun ñoo bokk li ñuy togg coalition bi ma ne ko ok bi ma woowee kooku confirmel ma ñoom ñu dem ba ci biir seen coalition éclaté te man waxoon naa leen ko nee naa leen lii du dem Lalla Aïcha bi nga wax man musuma dem ci Lalla Aïcha musuma nekk ci moom au contraire ñoom ñoo ma doon seet si am na loo xam nag boo fa tollee ci sa gox ku bu nekk bëgg ñëw maire day ñëw seet si la waxtaan ak yow nit ñi nag ak seen appréciation ak ni ñuy véhiculer message bi Modou Dieng bi nga tudd coalition ànd suqali commune HLM membre fondateur laa ci woon ñu ngi ko sampee woon buntu kër ñoom Demba Gueye mais dama dem ba ci biir man su may nekk ci ginnaaw kenn soit da nga may ëpp xam-xam am loo ma mën a yokk wala leneen te it da nga may sut ci jikko ak ci tëralin su ma demee ba gisuma ci sama bopp amul benn pacte bu ma signé ak yow amul benn leen lu dul kàddu gor ak nawle damay gis li gën ma dem ci li gën ndax du ma dem di tricher nekk candidat nekk ci ginnaaw loo xam ni li ñuy fomenté la wala leneen parce que fii loo fi def ëllëg ak si biir li gars yi tuddee VAR day feeña dafay feeñ te ku ci nekk ci ñoom waxtaan na ak yow wax la fu ma mën a yem ak yow wax la fa ñu mën a dem te ku ci nekk ci yow tamit bi mbir yi waree jeex na. c'est-à-dire man li may wax xam nga coalition boobu bi muy éclaté léegi mu mat 3 semaines wala mu ëpp man li may wax ni semaine passée la donc nañ ñu nommé la dara ci benn entité. waaw. je veux dire est-ce que yow parce que loolu bi muy éclaté y a de cela 3 semaines ou 4. yow bi ngay ñëw ci réunion boobu. xam nga ne Aliou Diouf bokk na alternative les Verts. parce que man envoyé na ma ko y a de cela 2 semaines. man Aliou suma grand la dañuy déggante ci wàllu liggéey dañuy séq liggéey. bi ma ko envoyé ak yow bi ngay ñëw ci réunion bi fekk na moom mu engagé. loolu laa wax. est-ce que loolu nekk na loo xam ni palpable la daal lu kii la lu fiable. waaw c'est très palpable parce que xëy na yow yëgoo ko waaye ndey mbili yi ci biir les concernés waxtaan nañ ci fan yii yëpp ba minuit ba 2 heures du matin dañ may woo non pour bul dem ñëwal nangam ma wax leen sama position et j'ai été clair depuis 1 an et demi du dëgg. dama jàpp ne kon bi ñu la nommé moment boobu wala mu ko décliné. non parce que boobu benn décision ju génnagul woon loolu ngay wax noonu c'était le vendredi il y a 15 jours. non vendredi passé. non il y a 15 jours. 15 jours. d'accord c'est bon. ñoo fa toogandoo woon n'est-ce pas. il y a 15 jours. week-end bi précédé gàmmu gi mooy bi ñu defee vendredi samedi dimanche si la décision yi commencé génn ñu commencé ci wax ci suñu biir ba lépp leer na nañ nekkul nag information boo xam dañ ko jël dugal ko ci biir groupe WhatsApp bi ñëpp jot si wala ñeneen ak ñeneen yëg ko mais y a pas mal de personnes yoo xam ni yëg nañ ko waaw xam naa ni da nga doon leerlu mais léegi leer na. waaw mais di la remercier rek
di la jaajëfal te di wax Ali na ñëw toog dégg nga ñoo ngi koy xaar incha allah rafet na jaa ngeen jëf rafet na merci.